mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi di Walf TV jafe-jafe am ci corridor Dakar Bamako kuréelu syndicat ya boot liggéeykatu Sénégal ak Mali tàmbale nañoo ñaxtu ne gisatuñu seen bopp ci googule bërëbu liggéeyukaay ba tax na am nañu yéene banque seen loxo juróom-ñeenti fan ci weeru février gi ñu jëm lépp nag ngir sàkku ci nguur gi mu sàmmonteeg juróom-ñeenti poñ yoo xamante ne jotoon nañ caa déggoo ba noppi daa ngeen ci dégg góor xuma ci biir xibaar yi lu aju ci seddaleem flyers yi fépp ci réewum Sénégal bokk na ci kuréel gu ñu duppee ñoo lànk ñoo bañ ne bañ nañu lànk nañu ne duñu seetaan yokkute gi am ci jëgu courant bi daa ngeen ci dégg taxaw seetlu taskatu xibaar bi di Anna Assane Samb dina ci amal taxaw seetlu ci googule mode de communication te waa ñoo lànk jël ko. leneen ci xibaar bokk na ci tamit mu ñeel jafe-jafe jëm ci mbirum Guy Marius Sagna ak ñaañu tëjandool ca kaso ba ñenn ña ñu mujj am afiya li ni mel lu mu mun a ju ci ëllëgu ñoo lànk ñoo bañ daa ngeen ci dégg taxaw seetlu gañ cay def dañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi xibaar ñeel bitim réew laata ñu jox kàddu gi kii di Abdou Khoudoss Diallo ci ñetteelu xaaju xibaaru digg bëccëg gi mbokk yi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. baatu askan wi ñu fas yéene ko door rek wàllu dem beek dikk bi juróom-ñeenti fan ci weeru février gi waaj a nuyoo si bu ñu deful ndànk corridor Dakar Bamako mun na am jafe-jafe liggéeykat ya fa ne ñoo tàmbale ñaxtu ne boobu léegi am na ci juróom-ñeenti poñ yoo xamante ne nas nañ ko nguur gi te saafaraama gu ca bokk na ci tamit bëgg nañu nguur gi sàmmoonteeg lii di règlement 14 bu UEMOA ngir mun a matal seen liggéey dañ ci teewlu Gora Xuma ma yor seen kàddu àdduna ci micro Théodore Semedo. maanaam le 10 février. le 9 à 0 heure la ñu war a dem benn grève te grève bi syndicat national des conducteurs routiers du Mali ak union des routiers du Sénégal ñoo ko bokk defandoo ko déposé préavis bi depuis le 7 ci kenn ko rek sa gouvernement ñun lañ ci soxla ci préavis bi plateforme ñu déposé ko mooy dañoo bëgg ñu wàññi poste yi diggante frontière bu mu mënti doon ba capitale bi Dakar mu nekk 3 postes te poste benn bu mu nekk na dajale police gendarmerie douane eaux et forêt ak waa ministère des transports ñu bokk benn poste nga xam ne boobu contrôle mooy bi gën a wér muy ay aire de repos soxla nañ ko ndax accident yi bari nañu chauffeur boo xam ne surtout camionneur boo xam ne du doppalu fenn ci sabo yi ñuy def nit ñi oto bu taxaw ci kaw tali bàyyi nga fa war nañ ko mën a sabo mais oto boo xam ne bi taxaw ci kaw tali bàyyi tali bi libre ñu fekk di ko sabo loolu jàpp nañ ne war nañ cee dimbale muy waa Tëngéej ak waa Pikine ak route de Yaraax bi règlement 14 bi parce que amoon nañu négociation mais négociation day soxla waat ñu ubbiwaat négociation yi pour que am na ñu war a gën a waxtaan bëgguñu aussi gouvernement bi def appliquer permis à point parce que permis à point mesure yi mu war a àndal àndugul ak moom si la ñu war a yore ku def infraction boo ko mënee baal ko boo ko mënul nga war nga fayloo ko ak tey jii moom la décret bi signalé na décret bu infraction bu nekk nangam nga war a fay mais du policier bi mooy ut tarifam du gendarme mooy ut tarifam am na décret nañ appliquer tarif boobu ci décret bi régulation dëkk bi dafa xat dëkk bu mënti doon dafa xat léegi tax mu tax xat police ak gendarmerie dañoo war a def régulation gouvernement bi def ay effort pour wàññi carburant bi mooy essence muy diesel mooy application convention collective bi pour que chauffeur yi am seen déclaration IPRES ak caisse de sécurité sociale bu dara amul nag le 10 ñaari réew pay taxaw ji kuréel gi boot ay chauffeuru camion di tamit conteneur yi fas yéene banque seen loxo gare seen camion ndax gis nañ ne daal li ñu duppee règlement 14 bu UEMOA moo leen tàmbalee gàllankoor dugg ca port ba nag faw nga fay lu tolloog junni ak lu teg loole nag tàmbale naa na saxal seen liggéey dañ ci teewlu Mama Diakhoumpa mayor seen kaddu àdduna ci micro Théodore Semedo. waaw suñu problème mooy bu njëkk bi moo di li nga xam ne moom lañ tuddee règlement 14 de l'UEMOA nga xam ne dañ ko bëgg a appliquer léegi ci biir port bi daanañ def fukki waxtu ak ñaar pour suñu oto dugg Dubaay génn pour jël benn conteneur bi nga xamee ne commencé nañ pont bascule def ko fa ba léegi daanaka mën nañ ne daañ def ñaar fukki waxtu ak ñeent ci biir Dubaay duñu mën a génn te lu ci gën a garaawati mooy dañuy dem ba ci biir ñu ne déedéet oto bi mënta teg conteneur bi ñu génnati
changé ti oto toppaat rang gi delluwaat ci biir pour ñu tegalaat la ko di nga fay presque double relevage boo xam ne daanaka jege na ñaar fukki junni. beneen bi mooy directeur port bi xëy ne léegi bépp transporteur boo xam ne da ngay jël conteneur di dugg ci port bi da ngay jaar ci parking bi dem ci port te boo demee di nga fay 6600 pour dugg ci port bi kon tey conteneur booy jël muy teg bi ak tegg bi di nga fay 13600 te ñun ñu ngi daan fay ci at bi yëpp fukki junni yu manqué ñeent fukki dërëm. loolu jaaduwul ëpp na à partir ajjuma bu 8h jotee képp kuy transporteur surtout transport de conteneur ñu ngi lay ñaan nga gaare sa oto di wax ne aussi xeex bi ñu ngi ko ànd ak suñu xarit transporteur malien yi ñoom déjà commencé nañ bërki démb ci guddi ci minuit taxawal nañ seeni oto te nag du ñu seetaan loo xam ne daf ñuy rey ñu di ko accepté te tant que saafara amul bu neexee yàlla du ñu bàyyi. démb ak tey l'école yu bari njàng amu fa ndax grève bu ñaxtu waa G7 kuréelu syndicat googe nag fas yéene yëglu ci ngoonuk tey ji ci mbeddu Ndakaaru amal doxum ñaxtu ngir mettitlu jafe-jafe ganu ne moom la ñu dund booba léegi te nguur gi jotu ca sàmmonteeg la mu jotoon a xaatim ak ñoom ci accord ya woon Tamsir Bakhoum yor seen ñaxtu ci waa G7 jokkoon ak Abdou Khoudoss Diallo. ñu ngi may xamal ne jàppandeegul dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo kuréel gi boot waajuru ndongo yi ñoom itamit bëgg nañu ñu amal dialogue jëm ci njàng meek njàngale mi diggante nguur geek jàngalekat yi su ko defee sa saafara mun a am ci njàng meek tolluwaay gi ci waxtu wile Abdoulaye Fane mi jiite kuréel googee boot waajuru ndongo yi àdduna ci micro Najib Sagna ca Rufisque gañu doon amale seen ndaje. ñi may waxal. ay wéjuru ndongo ngeen aussi ñu dal di leen ñaan ngeen dal di ñëw dugg ci INAPES pour mën a peser de votre poids pour vraiment école sénégalaise bi parce que dañu nanguti ñun as INAPES ñu jël école bi dal di koy bàyyi rek diggante syndicalistes yi ak maanaam gouvernement bi dañu bëgg a discuter ci situation wu actuellement grève bi xam nañ ne am na syndicat yu bari yoo xam ne yi commencé nañu déposer ay préavis commencé nañu sax tey muy G7 G20 rencontré nañ leen démb ñu waxtaan nañu te peut-être dina ma ay rapprochement ñu ngi déggante mais li ñuy ñaan aussi bien que gouvernement bi dafay discuter ak G7 parce que ci élection de représentative yi ñoom ñoo ci génnoon léegi G20 bi ñoom it comité dialogue social war na mën a toog waxtaan ak ñoom parce que dialogue c'est inclusif dañu am seen récépissé même bu fekkee ne sax duñu négocier ak ñoom nañ leen déglu parce que ñun dañu jàpp ne même bu dee am na benn syndicat boo xam ne benn membre la am rek sunuy doom yi la ñuy jàngale ñoom la ñuy jàngal donc loolu la ñuy invité pour que véritablement dialogue bi ñun mën doon un dialogue inclusif boo xam ne bi di kuréel yëpp mën nañu toog ñu jéem a seet ku nekk lii sa mébét lii sa tawat nga dal di koy wax ñu dal di ciy discuter pour mën ko véritablement régler daal. junjoon nañ ko sànq démb ak tey l'école yu bari jànguñu la ko waral mooy grève bu ñaxtu bi waa G7 tàmbale door te ngoonuk tey ji daañu wàcc ci mbeddu Ndakaaru Tamsir Bakhoum yor seen kaddu ci wàllu ñaxtu jàpp ne booba léegi nguur gi jéemagul ngir saafara seen jafe-jafe rawatina accord yeen jotoon a xaatim ak ñoom tax na tey ñu bëgg a yëglu ci mbeddu Ndakaaru Tamsir Bakhoum jokkoon ak Abdou Khoudoss Diallo. am solo bu am solo ñu mën koo wax rek mooy fii ñu wax ak yéen ñi nga xamante ne ñooñu toogal ci comité scientifique ba ñu nga commissariat central pour jël wax dëgg yàlla li nga xamante ne dañoo yaakaar ne dañuy jël bataaxal bi nga xamante ne préfet de Dakar daf leen di wax ne marche bi moom dañ leen indil ay forces de l'ordre pour encadrer ndaxte ñun ay intellectuels la ñu waroon def ci marche bi yëpp def nañ ko digal nañ nguur gi nee nañuy marche ndaxte constitution bi loolu ñu wax li ci toppit mooy li tax ñuy marche bi dafay jëmal ñaareelu fan bi nga xamante ne jël nañ ko ci suñu plan d'action bi te démb ñu commencé ko par débrayage tey ñu war dem ci grève totale def dal di koy jeexale ak benn marche bu rëy ci Ndakaaru loolu nag li ko waral mooy ñun ak gouvernement bi dañoo signé benn bataaxal ku ne ci ñun bataaxalu déggoo ku ne dinaa def lii mu ne kon poñ ak benn ñun nag li nga xamante ne moom lañ jëloon engagement ak nguur gi ñun matal nañ ko ba mot tëj wante nguur gi ci poñ ak benn boobu ñetti poñ rek la ci jëmal mu dees juróom-ñett wala juróom-ñaari poñ nga xamante ne nguur gi defu ci la nga xamante ne doy na jàngalekat yi moo tax biñu demee boo xayma li nga xamante ne def nañ ko ñu dem ci jàngalekat yi fekk leen partout ñu gis ne jàngalekat yi dañu ne wax dëgg yàlla li nguur gi def nii dafay soofantal njàng ak njàngale dañuy sargal jàngalekat yi amay jóg nañ jàpp autour du G7 pour woon nguur gi ne rek dootu nangu ñu bëgg a salfaañe ak yelleefu jàngalekat
kuréel gi ju duppee ñoo lànk ñoo bañ ci yokkuteb njëgu courant bi fas yéene amal doxum ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru fanweeri fan ak benn ci weeru janvier gi ñu ne ñoom la ñu xamle moo ne daal yokkuteb courant bi nañ ko tegee ci suuf ak itamit génnub kaso Guy Marius Sagna doon na lu leen soxal joxoñ nañ ci baaraamu tuuma sax réewum France ne ñoo ne ci ginnaaw te jum kaso Guy Marius Sagna dañ ci teewlu Bantalil Sow mayor seen kaddu àdduna ci micro Sidna Omar Ba dañ ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo ndax ñëwaat ñoo lànk jot nañoo janook taskatu xibaar yi fexe ba itamit plateforme boobee ak flyers ya ñu joxe ñëpp mun ca jot doon na lu leen yitteel tax nañu amal nañ ca ndaje mu yaatu ca Rufisque dañ ci teewlu Demba Seck mayor seen kaddu foofee ca Rufisque ci micro Najib Sagna. ba gouvernement bi état du Sénégal jëlee décision ne kat dañuy yokk prix de l'électricité bi si kaw loolu le collectif ñoo lànk jug taxaw pour bañ yokkute boobu noonu muy que déjà maintenant xam nañ ni ñëpp nañ ni courant bi suñ koy yokkee ñëpp xam nañ ni lii nii nga xam ne mooy denrée de première mi nga xam ne moom la ñuy dundee chaque jour day yokk par force si kaw loolu la ñi nga xam ne muy collectif départ bu ñoo lànk bu Tëngéej sa lañ jug taxaw teem ndaxte xam nañ ni doomu Tëngéej musul def ginnaaw xam nañ ni doomu Tëngéej ay ñu di ñu fier ñoo fi yàggane xam nañ ni Tëngéej dafa bokk ci histoire du Sénégal xam nañ aussi tamit lépp loo xam ne askan wi ñu ngi koy dund ci mettit rek ci Tëngéej la soo fi ñëw fi lay fekk a baax moo tax it tey ñu ñëw di waxtaanee leen parce que dañoo déposé li benn déclaration de manifestation boo xam ne déposé ci préfet depuis àjjuma ba la passé maanaam une semaine avant lii ci diggante bi commissaire oo nañu déglu nañu yéen a ko gisandoo ñaari fan a des ba léegi préfet mënuñu revenir pour wax ñu ci dara surtout suñuy xamal ni rek manifestation pacifique la ñuy def maanaam lan doxu ñaxtu ci jàmm ak salaam li nga xam ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te duñ ko nangu ginnaaw ëllëg ñoo lànk ñoo bañ. ay fan a ngi nii waa lool ñoo lànk ñoo bañ teral nañu doxalin gu bees ngir askan wi mun a gindeeku ci yokkute gi am ci njëgu courant bi bokk na ci jox leen ay flyers ay kayit yoo xamante dañ ci dëxëñ seen ñaxtu googule xeetu communication askan wi yëg nañ ko bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar gi di analyste politique Assane Samb dañ ko ci teewlu ci jokkoom ak Moussa Sène. waaw effectivement ñoo lànk def nañ ci ay max léegi nag ñu ngi commencé di changer di def ay flyers mooy dañu changer façon yi maanaam bu ñu doxalee nii tey bu subaa ñu am neneen nu ñuy doxalee l'essentiel na message bi jàll ci population yi donc li ñu leen nañu di maanaam doxale ni ko suppi bu ko defee message bi di gën a jàll ci population mais également ñu gën a def pression ci autorités yi donc comme pour atteindre objectif yooyu dañuy changer ay système bii passé jéem nañu def ay flyers ñu jàpp leen fa jàpp boobu dafa jox publicité système communication boobu maanaam même bu amul woon sax warul woon am sax impact da koy am parce que dañ fa jàpp xale yi tëj leen quelque temps ubbi leen lu tëj ba indi communication bu yaatu information yi relayer ko bu baax médias yi sur le plan national international léegi nag comme nee nañ metti na noonu régime bi comme ñoom itam dañ koy defaat parce que am na solo donc loolu moo waral ñu defaat ko donc non seulement les populations les visées mais également les autorités di leen teg pression ci ñoom et donc loolu moo tax ñu continuer di ko def donc jàpp naa ni stratégie boo xamante ni am na solo donte nag flyers bari loo xam ni culture occidentale la tubaab bi ñoo ko gën a miin parce que ñoo gën a ñoom seen réew ñëppay jàng ñaare. leneen ci xibaar ca diwaanu Louga askan wa yeewoo ca Niayem sur Mer jàpp Kër Malick Fall ba am di mun na am jafe-jafe loo ci seen wàllu dëkkuwaay ndax li nga xamante ne mooy wàllu dem ak dikk ba sooxe na fa lool gis fa ndox mu sell doon du leen jafe jot nañ ko ñaxtu ca diwaanu Louga dañ ci teewlu Omar Kayre. dañoo génn ci mbedd mi ngir wane seen naqar ndax melokaanu seen yoon woowu nga xam ne moo leen lëkkalee ak Potou toll ci 3 kilomètres ànd ci marche bi ak waa kër Amadou Mouna ak kër Malick Fall ñoom manifestant yi di woo njiital réew mi mu respecté engagement bi nga xam ne jëloon na ko ngir defaraat yoon wi nga xam ne melokaanam wu bon wi tax na ba dafa nasaxal bu baax koomu tund wi. ñun dañu jàppale li ñu daal yëpp li ci ëpp tali bi moo ñu ko teg képp ko xam Potou nga xam Niayam xam nga ne fii ay pêcheurs ñoo fi nekk. mu am ay ñoo xamante ne ay béykat lañu ak ay sàmmkat. bépp ressource boo xamante ne ni day doxal dëkk rek am na ci suñu dëkk bi te ñun mënuñu cee jëriñu te ñu mel na ñu toog ci kaw or ba pare di yelwaan. jën yoo fi mën a teer boo demee Dakar frigo boo fu waxal pour na ñëw jël si la jën yi soo ko nee Potou danaa la mënu ma fa dem. ndax li tax mënu fi ñëw mooy bu fi ñëwee dina fi am 4 fan wala juróomi fan ngiroo diggante fii ak Potou. ñun mareyeurs yi dañu sonn vraiment sonn nañu. da ngay dem jël ay financement jaambur nga indi dugal ko fi
nga jël ay mbaal jox ko gaal yi te gaal yi mënuñu fi teer ndax tali bi. président ñëw na tabaxal ñu quai de pêche ñu inauguré ko le 30 mars 2007 keroog nee na gaa ñu dina defar tali bi ci programme 2018 boobu la ñu koy fàttali mais keetam boo ko defaree te amul tali du dox dangay dem Dakar nga bëgg a galaas oto boo jël pour mu indil la galaas dafa lay wax mënuma dugg Potou parce que Potou tali bi baaxul. ndox tamit amatul ci Niayes-sur-Mer fii ci gox bi daanaka lu toll ak fukki weer ak juróom-ñett a ngi nii robinet yi xelliwul. fi mu toll nii jigéen ñi koo xool digg boppam am na place ndax yanu ndax ndox mi yaa ngi fay bidon 150 bi Potou la koy indil ba ci digg tali bi ñu wàccee la ko foofu bu la ko wàccee yaa koy yanu yóbbu ko ba sa biir kër. ñun jigéen dañ bëgg dañu xëccal ndox yi ba suñu kër yi jot a am robinet benn bu ne nag robinet am di xelli kër yi amul robinet aussi nan indi robinet bi ba seen kër parce que ñun ñëpp yam ay citoyen lañu ndox yi mayuñu ko kenn ku ne chaque fin du mois da ngay fay sa compteur. bokk na ci doléance ñi nga xam ne ñoo doon manifester courant bi àgg fépp ci dëkk bi di Niayes-sur-Mer kër Amadou Mouna ak kër Malick Fall waaye ñoom ñii tamit nee nañu bëgg nañ ay kër ngir nappkat yi nga xam ne ñoo fiy nekk bu campagne bi tijjee. Oumar Kayri, Louga, Walfadjri. lu aju ci màggalu Mbàkke Kajoor lu jëm ci wàccaay gàkk waxtaan gànca nas boobu léegi ak kilifa diine yeeg ñi féete ci nguur gi ne daanaka lépp yemb na ngir ñu mun a dalal gan ya foofee ca Mbàkke Kajoor fuñ ci toll dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. ci jamono yi nga xam ne ay waxtu dong moo des ñu amal màggalug Mbàkke Kajoor Jumaadal Uula ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ngànk gox bi ak kilifa diine yi nee nañ daanaka lépp yemb na. naa ci satisfaction bu baax a baax parce que lii moom dal na tamit vraiment respecter seen engagement pas à 100% parce que organisation yombul c'est vrai que mënuñu am organisation à 100% mais bu demee 95 wala 96 97 loolu lu baax la. voilà màggal alimentation daf ci baax. te lu am solo la ak sécurité je crois on en a débattu le commandant nous a vraiment rassuré les sapeurs-pompiers wax nañ tamit service d'hygiène je crois que avec le Set-Setal ils ont fait le nécessaire ñoo si médecin chef des districts. xel dal na mboolem service yi nga xam ni dañoo waroon ñëw liggéey si ci màggal gi lu jiitu màggal gi ñoom li ñu war a def yëpp def nañ ko yi nga xam ni dañoo war a ñëw bu ñu suba la màggal muy lu mel ni hydraulique ak sécurité alimentaire ak ministère de la santé dotation bi mu war a joxe yooyu yëpp woote nañ ni incha allah suba dina ñëw kon suñu xel dal na bu baax ñuy sant nag yéen préfet ak sous-préfet sant gouverneur sant ministre de l'intérieur sant le président Macky Sall ndax màggal gi matukaay yi nga xam ni jël ngeen ko ak taxawaay bi mosuñoo jël matukaay yu mel noonu. Sëriñ Xaadim Mbàkke ci turu xalifa bi Sëriñ Moustapha Mbàkke rafetlu na bu baax liggéeyu président comité d'organisation bi ak chef de service yi nekkee ci gox bi nee nañu kat fexe nañu ba lépp yemb ngir ñu mën a dalal gan ñi nu mu waree. Sëriñ Cheikh Thioro ci wàllu màggal gi nga xamante Cheikh Moustapha dafa jël lépp teg ko ci loxoom cant moom mënut a ñàkk li nga xamante daal sëriñ bi tegoon na ko ci loxoom lépp doxale na ko sëriñ bi bëggee. ba ñi nga xam ne ñoo fi jóge nii di gouverneur di préfet sous-préfet ñoom ñëpp li nga xam ne lépp def nañ ko ba def lu kawe suñ njortu ñun. màggalug Mbàkke Kajoor gii di Jumaadal Uula dañ ciy fàttaliku ganek àdduna Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke Xaadimu Rasuul ñu ngi ko jàpp nag ci aljuma ji ay junni taalibe war a jóge ko fu ne moo xam ci biir ak ci bitim réew riir wutal si Mbàkke Kajoor ngir fekkee si bés bi ñu jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke Xaadimu Rasuul ñu gën koo xam ci Jumaadal Uula. Touba Mbàkke Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr lu aju ci njàng meek njàngale mi ñi jiite école bi ñu duppee Astou Diop Mar Fama ca commune bu Mékhé jot nañu amal ndaje ngir sargal ndongo ya ca gën a ràññeeku ci at mi jox leen ne neexal soññaat ña ca des ngir ñu góorgóorlu ci at mi ndaje googe Ibrahima Ndiaye ca diwaanu Thiès ma nga fa woon. fukki at ak juróom yu tegaloo ñi jiite école maternelle Astou Diop Mar Fama ca Mékhé amal nañu ab bésu boo xamante ni dañ ciy jébbal rek ay neexal ñi nga xam ne ñoo fay jàngee Ousseynou Samb moo jiite l'école boobee. événement la boo xamante ni parrain bi ñuy wax monsieur Fallou Diop yaayam lañ duppee école bi maam Astou Diop Mor Fama donc at mu jot ñu koy organiser pour neexal gone yi
ñooxal leen ñoom ñëpp parce que ku ne xam na ni gone boo ko neexalee rek yaa ko moom te boo ko neexalee rek loo bëgg mu def ko loolu rek moom mooy sabab bi. mu nekkoon ab xew-xew boo xamante ni sa si doon jëbbal ndongo yi seeni neexal naam waaye tamit nekk na ab benn proxndolu boo xamante ni dañ ciy ñaax xale yi ngir ñu jàng bu baax. xale moom dafa nekk ba nit koo xamante ni saa boo ko diggee neexal rek yaa ko moom donc saa soo nekk boo am ba defee nangam am nga nangam donc yaa ko moom ba tax na bañ ko dalee waajal ba léegi nii bés bu nekk buñ ciy wax wala buñ ciy nekkee école di ci wax ñoom boo leen ne loo defee nangam wala boo réussir activité sangam dañuy gën a góorgóorlu. nekkoon ku nu bàyyi la bis bi ni ko waajuram ju jigéen di génn àdduna nekkoon muy Astou Diop Mor Fama bi nga xamante ni école bi sax moom lañ ko tuddee moom Falilou Diop mu ngi continuer rek di jàppale école bi mu ngi ñaax nguur gi ñu wutal leen feneen fu gën a yaatu wala ñu tabax yeneen école maternelle publique foofu ca Mekke. xanaa kontante di wutu sunu waajur bi nga xam ni ñëpp xam na ko ci ngaay ñëpp xam na ko ci jëfam ci ngaay ñun nag loolu rek la ñuy jéem a topp loolu la ñuy roy pour fexe ba école bii nga xam ne moom lañ ko tuddee délibération municipale ñu ni kii war nañ ko jox turu Astou Diop Mor Fama boobu ba léegi ñu ciy jéem di accompagner école bi nag ci façon yu bari la école bi xaj na parce que boo xoolee tey 190 élèves presque moo nekk ci benn école lu 4 classes dañu mënta am beneen école fu ñu ko tabaxaat ñu am beneen école ñaareelu école ñetteelu école parce que ngaay ni mu toll tey ci population yaakaar naa ni war na mën a am ñett ba ñeenti école maternelle. mu nekkoon bésu jébbale ay neexal ci ndongo yi jàngee ci école maternelle publique Astou Diop Mor Fama bu Mekke ñu amal ko ci ay xumbeel ak bisug ne moo ko wante diggante élèves yi ak parents d'élèves yi ak ña fay jàngale. Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. ñu ngi koy jaajëfal Ibrahima Ndiaye lu aju ci fitna googe am ca diwaanu Saloum ay Samba Boy jugu ci kër Talibé Bay américain gafane fitnaal borom kër ga doom ja ñu cor ko jaasi ba mu mujjee faatu démb ca hôpital El Hadji Ibrahima Niass ay jege ñaalem nag doon amal te ndefalu ñaxtu ca buntu hôpital ba gannaaw bu ñu gisee ne càggante dafa am ba xale ba faatu ci anam yu métti waa hôpital ba weddi nañu tuuma yooyee ne defoon nañ seen kemtalaay kàttan waaye nag fuñ ko gor jaasi ja moo xóot lool dañ ci teewlu Alhassane Ba. agression bu métti am démb ci booru 2 heures du matin ci Fass Medina Baye ñaari citoyen américain baay ak doom la Samba Boy yi fekk seen biir kër dajji buntu ba corote leen jaasi ci ay anam yu métti ñu jaw yóbbu leen fa hôpital ki la di doom bi mujjee ñàkk bakkan ñenn si jege ñaale yi daal di ñaawlu ne hôpital bi càgganteef dëgg la amal moo waral kenn ki ñàkk bakkanam. 4 heures du matin vers 4 heures du matin 3 heures jàpp 4 heures du matin lañ leen indi mais biñ ñëwee. gis nga cas bi ñu nekk nañ faj buñ paree lu ñu laaj ci xaalis ñu def ko jàggante dafa am mais malade bu ñëwee nga xool cas bi mu nekk man bi ma fi agsi ay jigéen rek laa fi fekk te leer na ma jigéen ñooñu mënuñoo opérer piqûre rek lañ mën instant biñ ko téye ba mu sonal ñu ak weqoom bi laaj naa benn docteur bu jigéen benn femme ma ne ko xanaa amu leen piqûre boo xam ne bu ngeen ko piqûree mu nalaw ñu mën koo faj mu ne ma dafa manqué ci dëkk bi américain ñëw tuub bàyyi réewam bu neex bee fexe ba am fi terrain tabax fi këram di yar doomam yi ci lislaam te dañoo bëgg ñu gën a góorgóorlu ci nit ñi kii dem na kenn mënatu koo dellu si waaye nga fagaru léeg-léeg mën ngaa fagaru yàlla dimbale la. docteur Khalidou Ly di ku teewal médecin yi ca conseil d'administration bi ne loolee amut ndax li waroon ci malade bi yépp def nañ ko waaye gaañu yi ñoo metti woon loolu te sori. xale bi moom bu mu ñëwee urgence bi nekkul woon na dem defi rajo waaye li mu nekkoon mooy na dund d'abord. parce que ci tàng-tàng bi boo bëggee yóbbu nit ki ak i ay saignement loolu mën na am balaa muy jógee diggante urgence ak i rajo bakkanam xaj na si biñ ko stabiliser ba pare ñu yóbbu ko mu defi scanner bu ñu defee scanner bi gis nañ ne yuur bi dafa soloon ngelaw ndax gaañu jaasi bi nu mu dalee ci bopp bi loolu moo tax ñu yaakaar ne xëy na sévérité gaañu boobu moo ko yóbbaale waaye du caaginu yéex a toppatoo wala ñàkk toppatoo loolu moom mënuñ ko. Samba Boy yi wéy di def ay ñaawteef fii ci diwaanu Saloum gannaaw chinois ya ñu agressé woon naari barki Dembo Ndiaye song nañ ay américain ba kenn si ñoom di Bassir Cissé amoon fukki at ak juróom-ñetti daal di ñàkk bakkanam jamono ji baayam di Abdoul Aziz Cissé ñu ko doon dàqantale Aziz l'américain toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñeent jamono ji des ak ay méttitam ca lalu hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba foofee ca diwaanu Saloum mbokk yi ci noone yegg si nañu ci xibaar ñeel bitim réew dañ ci dalal Fatou Bintou Diouf.
xibaaru biti réew yi ca Liban foofee nag mbir yaa ngay gën di takarnaasi biig ci guddi askan wi wàccati nañu ci mbedd bi ngir fësal rek la nga xam ne moom moo leen métti daanaka kañ ca joxoñ baaraamu tuuma mooy élimaanu jëwriñ ba ñu tabb mu yees yàggul dara di Xasan Jàbb ñoom jàpp nañ ni kookee sax na mu fale nguur gi daanaka tëddeewu cee njaaxaanaay dafa am ña nga xam ne nag daf leen jël yëkkati leen dugal leen ci bile gouvernement jël ñenn ñi nag beddi leen mu mel ni ki nga xam ne nag moo fa nekkoon élimaanu jëwriñ di Saad Hariri amul benn koo xam ne ci parti wam la féete askan wi na nag faaw ñu xoolaat li ni mel ngir ñu mën a delloowaat jàmm ca Liban waaye tamit fexe ba démocratie bi nga xam ne nag dañ ko nasaxal mu fexe rek ba dekkiwaat. ñu jëm fële ca Israël foofee nag lu bëri ci ay mbooloo di ay njiitu réew teewee nañ fa rek ngir fekkee bés ba nga xam ne nag dañ koy màggal ngir teewee juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenteelu anniversaire bu libération du camp nazi d'Auschwitz mu doon nag ak bés ba nga xam ne nag Vladimir Poutine Emmanuel Macron ka toftalu ci njiitu réew bu Amérique Mike Pence ba ci sax Prince Charles daanaka teewee nañ nag bile commémoration ñoom nag lañ caa jublu mooy di rek ñu fexe ba xeex lépp loo xam ne dafa ñeel wàllu antisémitisme mooy xoqatal wala fitnaal ba ñuy fitnaal ñi nga xam ne nag ay juif lañ ca Israël ñoom ña ngi caa porox ndoll sax di sàqu ñu fexe rek ba fitna ya nga xam ne yenn réew yi sax dañ koy jébbal réew bu Israël ñu daal di ko gantal na mu gën a gaaw ngir mu jàmm mën a dellu siwaat foofee ca Israël. ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ak fitna ya nga xam ne nag amoon na ca Birmanie ñu faatoon fa ay doomi aadama yu bëri ñu jóge nag ci communauté bu ñu tippee les Rohingya mu mel ni nag gannaaw ay bés ya ñu weesu ñu biraloon ni armée ba nag dafa xëpp ña nga xam moom moo faat ci anam yu jéggi dayo Rohingyas yooyee réew bu Gambie nag jébbal ab rek këyit ba nga xam ne dinañ saytuwaat li ni mel ñooñee nga xam ne ay takk der lañ ñu fexe rek ba xam ña def li ni mel rek caabi mën lee féete gannaaw mu doon nag ab dogal ba nga xam ne kii di Aung San Suu Kyi nga xam ne bëri na la nga xam ne yenn ci ay communauté wala sax yenn ci ay réew xarab nañ ko jëm ci taxawaayam ci faat ba ñu faat Rohingyas yooyee moom la mu jébbal rek moo di l'armée ba dañoo bëgg a saltel seenu der defuñu benn yoon ca la nga xam ne nag moom lañ leen ni toppee prix Nobel nag de la paix daal di cee rax dolli rek di xam le ni moom dana def kem kàttanam rek ngir fexe ba mbir ya leer waaye nag nañu teggi tuuma ya nga xam ne nag teg nañ ko ca kaw l'armée ba nañ ko. mbokk yi yemoo fu ñu jeexalee xaaj bu njëkk bi ci xibaaru digg bëccëg gi bu ne Cissé ñu soo bokk ñaareelu xaaju xibaar yi feggoog Abdou Khoudoss Diallo Abdou Khoudoss ñu ngi lay nuyu. bëggoon nañu xam yi tamit bu ne Cissé nga jukki askan wi lay gën a fës ci ñaareelu xaaju xibaar yi lu mu Abdou Khoudoss. dina bokk ci lu jëm ci wàllum dossier bi ñu tàmm di amal bu ne tey nag ñu jagleel ko politique Safiatou Cissé daal di gestu li nga xamante ne moom mooy xew ci bile parti politique yi nga xamante ne bëri na ay kàngam yi nga xamante ne dañuy génn si parti bi ndax seen gis-gis bu ñu gisee ni xaw na wuti tuuti ak li nga xamante ne noonu lay doxee parti bi loolee nag mu sukkandiku ci kaawu Moustapha Diakhaté Alliance pour la République danañ ci topp li nga xamante ne moom mooy appel du jour Moussa Sène daal di sëkk ak waxtaan ak Assane Samb ki journaliste daal di jàngat méthode bi nga xamante ne moom la def donc ñoo lànk ñoo bañ ngir daal di jege askan wi di joxe ay flyers ñu jeexale ko ak revue de la presse nga xamante ne yow mi sax sama séeréer bi yaa ñoo war a jukkil tey li gën a fës ci yenn kaay yi. jërëjëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay jaajëfal incha allah ñaareelu xaaju xibaar yi din nga ci xuus léegi na mu gën a yaatoo mbokk ci lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Modou ñëwoon ci machine bi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme Batu Askan Wi yal na jàmm